xarit yi ñuy seetaan ci Dakar TV International ñu ngi leen di dalal jàmm ci seen biir émission Challenger ñu ci dalal képp koo xam ne yaa ngi bay sa waar ci wàll bi nga féete moo xam ngay politicien ngay acteur économique domaine boo mënti féete ak foo mënti nekk ci Sénégal ñu nekk ci waajtaay tabaski ku wax tabaski wax sañse moo waraloon ñu dem ba Wakaam fekk fa benn styliste bu mag bu ñu wax Djim Création Djim ñu ngi lay dalal ci plateau bu Challenger. maa ngi lay nuyu Amina salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna bi yëpp ñu ngi nuyu ñëpp di leen masawu ci wàccaayu tabaski bi nga xamante ne tabaski bi waaj bi rek dafa métti quoi maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di bégee ñëpp di la nuyu bu baax yow aussi. Djim tey lan la def tey nga nekk tey suñu invité ci plateau Challenger. Déjà li ngeen def ni dafa am important ndaxte nit kuy liggéey ngeen ñëw tàllal ko seen micro kooku même bu ngeen ko jàppalewul ci xaalis yéen a ngi koy jàppale bu baax ci li muy def donc kontaan rek laa siy mën a def. suñu laajoon tey kan mooy Djim nga war ñu expliquer ak mbokk téléspectateur kan mooy Djim loo ñuy wax. kan mooy Djim Djim benn taalibe la buy sàkku rek xam nga benn taalibe la buy sàkku rek pour dooni dara daal xam nga. demoon nañu ci atelier Djim dem xooli li muy liggéey xool organisation atelier bi naka la demee ñu dem seetaani élément bi ñëwaat. spectateurs yu Dakar TV International ñu ngi fii tey si Wakaam ñëw seet si yoon ku ñu wax Djim Création. Djim Création nag kenn dootu leen ko présenté defe naa ñu bare xam nañ ko donc ñu fas yéene ñëw tey ci tabaski bi wan leen yu am solo yi nga xamante ne bi moom la ñu fas yéene indil ñu àndandoo dem seeti leen. billaay xaalis neex na ñam naa si dara bu ma ci amee saako duma taxa doyul yaay duma taxa doyul yaay ma ne bu ma ci amee saako duma taxa doyul yaay boobu géem gars yi ne alhamdulilah ñi ñooy def broderie yi waaw ñi 217 yi partie bi ay yëre góor kese la ñuy def wala la ñuy def ay yëre jigéen. waaw dañuy def yëre jigéen aussi ñi nga gis ni ñi ay yëre jigéen lañ comme par exemple ñi ñooy def yëre góor yi ak ñi aussi so baatu góor yi ñi même chose njële aussi dañuy def yëre doyul yaay boobu géem mel ne ay xana ki sunu waay boobu gee tollu fu ñu tollu war nga liggéey waay ma ne war nga liggéey waay boobu gee tollu fu ñu tollu war nga liggéey. bi ñu dugg si léegi maa ngi dégg nga naan ma Inde la ñu jëm léegi la ma waral tur Inde bi. noonu ñoom ñooy liggéeyee nii indi yi waaw ñoom ñooy liggéeyee nii en général ñooy def perlage à la main yi. léegi li après ay ñaata temps yooyu lay jël dina yàgg de. waaw moom professionnel la xam na liggéeyam. donc benn yére pour nga ñaw ko dina jël après ay 2 jours yooyu pour mun ko perler ba mu jaar yoon. exactement métti na trop nag ak puso yeeg genre yooyu yëpp da lay jam waaw. war nga liggéey waay ñoo gisandoo élément bi lan nga ñu mën a wax tuuti ci atelier bi. xam nga liggéey bu yomb moom man gisuma ko donc bu ñu waxee ak bu ñu waxul yëpp gis nga ne lépp mu ngi jaar yoon déjà ñun dañuy liggéey chaîne la ñuy liggéey xam nga. su fekkente ne dafa am looy yóotu bëgg ko jot xam nga foog nga jaar ci yoon bi dox ni nga war a doxee pour jot loolu xam nga moo tax Djim organisé noonu. ñu gis ne atelier yu bari tey seen borom bu fa nekkulee dañuy tumuraanke peut-être que du demee noonu organisation demee noonu parce que du ñu am ku leen di coupel wala ñu am koo xamante ne bii mooy def yenn modèles yi ndax yow tey boo amoon contrat war a dem bitim réew wala nga dem feneen est-ce que préparé nga ay nit yi nga xamante ne bii dinañu la mën a aw ba keroog ngay ñëw. moo xam kii di ma seetaan te buggu egg fi Djim yegg wala buggu def comme Djim ni muy def. ma lay ñaan rek nga def ni nga xamante ne mooy norme yi ndax liggéey boo gis dafay am ay charte xam nga
nga defee ko ni mu waree rek nga bañ a tricher dara yàlla dina la si fekk si incha allah. est-ce que mën nañu xam Jim fa la jàngee ñëw. si benn cousin wam la bi ñuy wax Ibou Diop maa ngi koy nuyu de passage maa ngi koy sant bu baax aussi di ko gërëm ndax lépp loo xamante ne waxoon na ma ko wala defoon na ma ko lépp sama njëriñ la woon rek donc tey laa soog a xam njëriñ boobu ma koy conseiller tamit képp koo xamante ne mu ngi jàng métier mu jiital si muñ. Jim si benn loxo rek la jaar wala dafa am si ay loxo yeneen yoo jaar war naka la demee. xam nga loo gis tamit loo wër am na foo commencé te fi nga commencé moom mooy sa bunt bi xam nga donc après par la suite maa ngi woon si sama benn frère bu ñuy wax Ibou Thiam moom tam muy maître tailleur bu mag di ñaw yu doy waar moom tamit day def ay création yu doy waar mu reformé waat ma aussi. Jim bu ñu ñëwee sa atelier gis nañu ne que sa ñaw yi période bii ay couleurs yu ëpp yi ñu fa gis ay couleurs yu gai la. lu si joué tamit si période bi ndax mode la ñu wax te chaque fois da ngay suivre tendance da ngay suivre climat bi loolu yëpp si yëfu ku am xel la quoi donc moo tax tey nga gis tey couleurs yu bëri yooyu noonu ba pare clients yi kenn ku nekk bu ñëwee ak li ko neex si loolu ngay liggéey ak moom donte sax kenn ku ñëw day foog ne moom kese ngay liggéeyal tu vois daf lay mooy ki nga xam te ne day ñëw rek taxawu la quoi yaakaar ne moom kese ngay liggéeyal quoi comprendre fekk yaa ngi liggéey des milliers de personnes te kenn ku nekk yaa ngi am loo wax ak moom donc moo tax nga gis fa couleurs yu bëri yooyu noonu yëpp. bañ fa demee gis nañ fa mu am make-up gis nañ ne yaa ngi def sac yaa ngi def ay dàll Jim dafa am ay partenaires yu muy liggéeyandool wala naka la demee noonu. côté maquillage yi dama si am benn partenaire boo xamante ne moo créé entreprise am nekk Paris créé propre marque am mu tuddee ko c'est tout moi muy vraiment make-up bu baax boo xamante ne nit ñi bëgg nañ ko trop xam nga ñu ngi dox quoi carrément donc maa ngi koy nuyu de passage monsieur Diouf nga xamante ne doomu Sénégal la mu dem Paris créé fa entreprise am mu contacté ma pour ñu liggéey kon kooku daf ma fekk si li ma bëgg ba tey dinaa ànd ak moom liggéey. ba ñu demee sa atelier fekkoon nañ fa benn dame bu doon ñëw di jël si ñawam ñu dem seetaani élément bi daal di ñëwaat. mbokk yi comme ni ngeen ko gisee ba léegi ñu ngi bee atelier Jim am nag benn cliente bu ñu fi fekk mu ñëw di jël si ñawam donc dañ koy dékk micro bi laaj ko tuuti comme ça mu wax ñu si Jim. soxna si naka nga def. ça va bien merci. mbaa yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax a baax. alhamdulilah donc ñu fekk la fi tey nga ñëw jël si sa ñaw mën nañu xam la moo tax nga taamu Jim. waaw Jim nag li tax ma taamu ko dafa di koo xamante ni il m'a beaucoup séduit ah parce que à vrai dire dama doon faral di romb fi parce que j'ai une tante qui habite à côté fii donc man dëkkuma fi je suis de Saint-Louis donc saa bu ma fi doon romb muy gis modèle yi dafa stylé et puis kubam dafa rafet te dafa am finition te man dama bëgg sañse dama bëgg lu baax il suffit que ma xool ko rek xam ne lii vraiment ki ka ñaw ku mën ñaw la donc vraiment il m'a beaucoup séduit donc je me suis dit que su ma dematee na mooy ñëwaat parce que dafa xawoon a xat parce que en général dama fiy ñëw mais ay ñëw yu gàtt lay nekk mais bu ma fi ñëwee naa indi samay ñaw mu may ñawal parce que man dama bëgg ko wax ñaw yoo xamante ne am na finition te moom macha allah ay ñawam dafa am finition c'est très très joli. dame bi nga xamante ne bii mu ngi jógee ba Saint-Louis naka la def kooku. yëg-yëg dafa doy waar xëy na da nga fa fekk kooku jógee Saint-Louis mais nit jógee na fu nekk mu ñëw foofu mu ñawlu may wax rek ne nit yi kenn mënu leen a nax. nit yi kenn mënu leen wax pour ñu ñëw si yow wala dara li ngay def la ñuy gis mu neex leen ñu ñëw si yow pour liggéey ak yow tu vois ba pare nit ki contrat bi nga signé ak moom da nga ko war a mëtal ba mu jeex tàkk moo tax nit ngay gis mu koy jaral muy jógee fu sori di dem di ñawlu fu sori parce que li mu fay am moo tax. gis nañ si atelier bi aussi ay ñaw yu rafet ay ñaw yu classe vraiment yu classique yoo xam ne aussi mën na dem fu nekk Jim bu la doon laaj tey ce choix si modèle yi le choix des modèles comment ça se fait. dafa mel ni comme mode la déjà da ngay xool climat bi lu mu laaj nga teg coupe yooyu
coupe yoo xam te ne dafay adopté ak tàngaay bu fekkee aussi si été bi lañ nekk déjà tamit nga jël couleur yoo xamante ne dafay adopté ak été bi yoo xamante ne du la déranger yooyu mais loolu yëpp dafay aju aussi si nit ki nga xamante ne moom moo ñëw di ñawlu di nga ko laaj ndax da nga bëgg lu vif wala bëggoo lu vif da nga bëgg lu discrète wala si loolu ngay mën a xam tamit fi ngay jaar pour liggéeyal ko li mu bëgg carrément. ñu gis ne aussi tamit couleur yi tamit da nga ci joué bu baax a baax façon tissu bu nekk ak couleur bi nga koy def bu mu àndal. souvent nag aliru nit ki moom moo may inspiré tu vois di nga gis nit ki mu ñëw moo tax styliste yi di préféré ki ñuy ñawal ñu taxaw ak moom ñu jàkkaarloo ak moom. loolu tamit lu am solo la il faut que ñun tamit ñu xam ban différence moo am entre styliste modéliste bi couturier bi ban mooy différence bi. ak créateur bi. boo gisee comme ni nga laajte noonu styliste bi modélisme bi ak couturier bi ak créateur bi nekkuñu benn xam nga tey jii boo xoolee couturier bi mooy ki nga xamante ne moom ñaw lay def couture bi moom mooy def couture bi styliste bi moom mooy xool style bi nga xamante ne moom mooy va ak Amina mu travailler si loolu. moom mooy dessin style bi lay va ak yooyu léegi modélisme bi moom mooy génnee modèle bi mooy ki nga xamante ne moom day génnee modèle rek waaw moom mooy génnee modèle bi mais créateur bi nag mooy ki nga xamante ne moom mooy créer li nga xamante ne moom mooy l'ensemble de yooyu noonu yëpp nga boole noonu kooku mooy créateur bi comme ñii di def création ñoo gën a méttile tu vois moo tax yooyu da siy baax aussi si émission yi mel nii ñu si yaatal tuuti ndax ñun loolu rek mooy suñu liggéey. Jim tey bu doon classé boppam si yooyu mu lim noonu ban nga ci yow. waa jéem nañ nag ba nekk créateur waa ki nga xamante ne ñun si création bi dañuy sukkandiku donc loolu mooy luñ xas ba liggéey ba ñaw benn yoon duñ si dellu si waat dañuy xoolaat leneen. macha allah loolu am na solo mbokk yi ñu amoon benn xale bu jóge woon ba Saint-Louis ñu koy wax Alioune Badara di tàggat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu présenté leen ko Alioune Badara ñu ngi lay nuyu. Amina maa ngi lay ziar gannaaw wala sant yàlla julli si sangu-sang Seydina Muhammad ñu ngi lay dellu di la ziar di rafetlu émission bi ñaan yàlla li ngeen si sàkku yàlla defal leen lu wees seen jot. di ziare Jim mi ma fekk ci plateau bi. merci maa lay ziar. ñaanal ko yàlla moom tamit liggéeyam bi mu nekk yàlla defal ko xewal bu weesu njortam. amiin ñëpp bokk. di nag ziar àdduna jiital si ziar bi waa Ndar parce que fu ma dem seen drapeau laa fay yóbbu di ziare xalif généraux yi nekk ci àdduna bi yëpp. jël ziar bi teg ko sunu loxo imam Talibou yow mi nga xam ne moom moo jiite njaboot kër Xulaam Rasul gi yëpp ren de passage dafa demoon ziar Seydina Muhammad ñaan yàlla mu dem ci jàmm dellu ci jàmm bi ziar Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ziar képp ki nga xam ni njabootu Xulaam Rasul nga di wax nag di jël ziar bi nag bi gën a mag di ko jox sunu yaay ak suñu papa yi nga xam ni bul woon ñoom tey. amaan na ñu dem feneen def leneen. Alioune Badara balaa ma lay bàyyi nga wane sa bopp si mbokk téléspectateurs yi Alioune Badara Saint-Louis kañ la am drapeau ak couleur drapeau Saint-Louis naka la mel. waaw su ma la waxee drapeau Saint-Louis boo xoolee mooy capitale Madah xam nga luy Madah mooy tàggal Seydina Muhammad Saint-Louis boo xoolee góor yàlla yi amul ko fa jaarul. Saint-Louis. macha allah ñu bàyyi la nga may ñu tuuti ci yonent bu tedd bi. usni ala basharin ma misluhu basharun asna ala xulqihi rabbun lahul basharu muhammadun xayru kullil jinsi sayyiduhum
خلقا وخلقا بدا من بعد الأثر سيدنا محمد أثني عليه وربي قاد لي كرما به ومن فضله علاني القدر أثني عليه أمام الناس كلهم من يصغي فازوا ومن صموا فقد غرروا أثني عليه أمام الجن من رديا يهدوا ومن قد أبوا ضلوا وقد خسروا أثني عليه وأهل الخير قد فرحوا واستطيبوه وأهل الشر هم بتروا سرير ممدوحنا مصطفى مخدومنا ممدوحنا حبذا الممدوح سيدنا مخدومنا محمد حبذا المخدوم والوزر كم وكم أثنى عليه لا هي في الكتاب وكم تبدي السور عليه دابا سلاما رافع رفعا والآل والصاب حزب دينه نشروا. macha allah kontaan naa trop defe naa ñi ñu seetaan tamit kontaan nañu Alioune Badara foo jàngee way. waaw mën naa wax sax ni dañu ci yar parce que ñun ay ndongo daara nañu dañu gimmi fekk sunu ay mag sunu ay nijaay nekk ci mbir mi nekk ci alquran nekk ci madxu nabi ku ci mel ni de passage ma si nuyu ku ci mel ni sama mag Abdoul Khadir Diagne ak ku ci mel ni sama grand Babacar Diaw sama grand Jéeri Bogulaam Adrame Géwal Nabi ku lim juum mais daal li ma mën a wax daal mooy ñun fanu yaroo bu ñu defee leneen lu lii dañuy war. macha allah teg nga ko ci yoon tey nga ñëw tombe ñu invité benn styliste mu nekk jeune mën naa ne comme yow tey boo amee dara tey loo koy wax tey lan la doon. waaw di ko wax rek ni que àdduna ñun dafa am lu ñu ci jàng amaan na ay ndaw nañu mais dara yombul daa ci gis ku ni kii dafa bëri affaire daa ci gis ñu ne kii xoolal day magliku daa ci gis ñu ne leneen ak leneen waaye xam nga la mooy lan rek nga xam ni boo ci jàppee di nga gis ndam moom mooy gëm li ngay def ak bëgg li ngay def donc dafay nekk gëm-gëm ak bëgg-bëgg donc ñun gaa tuuti nañ ci di ko jox conseil mais loolu daal te xam naa sax lu ma xam la parce que fi mu jaar am na ay li nga ko waxee léegi ay créateur ay modéliste styliste yoo xam ne ñi ngi ni gaañ ci Sénégal tey moom nañu taamu indi ko fii donc am na noo xam ne bu ko doxewul woon ba agsi fii duñ ko woo tey ba mu ñëw toog fii di ko ñaanal yàlla moom it li mu nekk li nekk kanamam daal yàlla na gën a neex li mu weesu. macha allah rafet na li nga wax Jim ma dellusiwaat si yow Jim mën naa xam la moo lay inspiré si say modèle say ñëw la moo lay inspiré. maa ngi nuyu Alioune Badara kontaan nañ trop ndax ñun moom Seydina Mouhamed dañ ko bëgg lool. sallallahu alayhi wa sallam. bu ñu gisee ku si wax rek nga xam ne dañ ko si waxloo yow it xamal ne dañ la waxloo. macha allah te ku ñu waxloo war ngaa wax bu baax incha allah yàlla baax na dégg nga maa ngi lay bégee bu baax di la ziar. Amina li ñuy inspiré ñun si suñ biir la nekk déjà boo gisee ñaw yi ngay gis yëpp si nature bi rek la jógee xam nga ñun nature bi moo ñuy inspiré soo ko xoolee design yi ñuy def si yére yeeg yëpp lépp nature bi la yéen a dul ko xam mais ñun buñ gisee suñu modèle pour ñu décrire ne ñun ñoo créer modèle bi dinañ dem ba si yow ne la ñun lii moo ñu inspiré bañ defar modèle sàngam
comprendre nga kon loolu te loolu noonu si nature bi lay jógee. bi ñu demee aussi tamit sa atelier gis nañu ne li ngay ñëw basin bari na macha allah basin maanaam moo fa ëpp. ku ne xam ne tabaski moom basin la ñuy gën a liggéey quoi parce que moom la ñuy gën a commandé aussi tu vois bu ñu demee tamit ba si beneen période ñu toogaat fii fekk leneen xew leneen loolu la ñuy indi li xew donc ci période bi ñu nekk la moo tax ñu bëri ñëw basin yooyu noonu. à part ay tenues traditionnelles est-ce que di nga def ay tenues modernes maanaam ay ñëw tubaab. waaw dañuy ñëw yëpp dañuy ñëw tubaab dañuy ñëw yëpp mais li ma lay wax rek ça dépend si période bi ñu nekk rek liy xew loolu la ñuy liggéey concentré wu si loolu bu ñu demee ba lu mel ni décembre nga xam te ni yëre tubaab bi ñooy gën a suñu mbokk chrétiens yi ñoom ñooy gën a kii aye te ñoom xam nga côté tubaab bi la ñuy gën a commandé su boobaa da ñuy gis ñuy ñëw lu bëri si yëre tubaab yi. Jim dañ la daan gis ngay bokk ci yeneen événement ay mode tabaski mode korité donc ñu gis ne que ren dangaa dem beru def sa défilé boobu xam naa sa après dinañ dem xooli élément bi defoon nga fi benn défilé bu am solo donc lu waral loolu choix boobu noonu. yooyu ñu doon def noonu di mode korité mode tabaski yi ñu nekk ñu si gën a ndaw di si yàlla dogal ñu dugg si mu mën loo ñu si yu bëri ñu def ko si ñëpp gis donc mënuma lu dul di leen delloo njukkal bu baax a baax di nuyu de passage Famara ñoom Ndiaga Ndour Boubacar Diallo ñoom ñëpp maa leen nuyu bu baax di nuyu sama benn xarit bu baax Ahmed Nia nga xamante ne mooy sama manager moom moo yor Jim xam nga moo naan ko defal nii bul def nii te loolu laay def maa ngi leen nuyu bu baax a baax léegi nag nit koo gis muy dox am na foo xamante ne bu fa yeggee dafa am nu mu war a doxaatee mais du càggante ni beru wala dara man maa toll foofu noonu si def sama événement wu bopp ma am si gëm-gëm nekk xale du la tax a am gëm-gëm ma gëm loolu waaw ñu toog teg ko waxtaan si ñu ma si war a waxtaanal réaliser ko mu réussir yàlla dogal mu réussir ñu am si vraiment contentement bu baax a baax. macha allah comme loolu nga wax nañ àndandoo dem seetaani ji élément boobu daal di ñëwaat muy défilé bi Jim doon def si Radisson. premier modèle bi Jim de tulle la boole jël ko boole koog bazin. defar ba mu baax rek waaw daa mel ne ko ci kaw daa mel ne ci suuf. dafa am benn oiseau bi ñuy wax pan mu olof di ko wax jàmbu Diop boo xoolee da ngay gis plume yi si robe bi moom moo décoré moo def design bi yëpp voilà boo xoolee pan bi tam dessin nañ ko si yére bi wàccee ko si gannaaw lépp comme pan rek ku xool pan da ngay gis yére bi. kon du taxawal ma commandé tuuti si yére boobu noonu lii poisson la. kon ñu wax ne da ngay inspiré na kaf ci réewoo ci ba plume de pan la mais bi robe poisson xanaa kon col de sirène nga ko def. voilà col de sirène laa ko def bàyyi ko mu wàcc jaillir moo contourné si côté bi. mais fermeture bi ci kanam nag. fermeture bi si kanam pour bu bëggee yokk fente bi am na ñoo xam te ne bëgguñ lu sexy trop bu ko neexee mun na def jeu bi léegi nii. mu xaw a wàccee fermeture bi tuuti am ñoo xamante ne bëgguñu lu vraiment. d'accord fente sax fu la neex daal la bu la neexee yéegal bu la neexee wàcce ça dépend ci nit ki rek. voilà c'est ça. bii pop na. te manche cloche yi mosuma ko gis mais xam naa ni ci kanam dinañ ci wax ndax manche cloche xew na temps yi mais bii moom. spécial la xam nga buñ la nit ñi di xool da ngay defar chaque jour da ngay avancer di defar loo xamante ne day wute ak li ngay. chaque jour comme ni nga ko waxee léegi rek di inspiré wu si nature bi pourquoi pas. Jim ñoo gisandoo élément bi ñu gis ne yaa ngi def lu am solo lool si ñawu góor yi gis nañ ne maanaam fi ñu toll nii liggéeyee nga ko noo xamante ni bi waxuma la sax Sénégal mais Europe sax ku nekk mën na ko sol maanaam genre costume nga ko mujjee def. da nga bëgg
am niveau boo yéegal sa liggéeyu réew man du ma wax sama liggéeyu réew laay wax ndaxte dama ñëw fekkoon am ñu koy doxal ba tey ñu ngi fi di ko doxal nice pour man tam dama war a ñëw fi ñu yem noonu man ma commencé foofu commencé yéegal xam nga moom mooy tax ñun ñu dégg ñu moo tax tey ma indi costume africain bu européen bi defee costume am africain bi def costume am. Jim est-ce que mën nañu xam kat mooy sa référence si ñaw. sama référence si ñaw Karl Lagerfeld la muy benn allemand boo xamante ne moom def na si ñaw lu nekk moom mooy designeru Chanel. boo amoon tey benn anecdote boo xamante ne bii mën nga ñu ko wax ci sa jaar-jaar anecdote boo xamante ne bii tey soo toogee amaana di ko expliquer day nekk lu neex si yow fierté lay doon si yow bien que metti na et tout mais fierté lay doon si yow su ko defee xale yi nga xamante ne bii tey ñu ngi nekk ay apprenti di jàng métier di la seetaan mën a xam tey fu Jim jaar mën a am courage. dañ doon fanaan si atelier boo xamante ne porte en rideau la am nga xamante ne dañ doon bu ñu liggéeyaan ba heure wàcc dañuy wàcc 21h bu ñu wàccee 21h dañuy wàccee bunt yi ñu dugg si biir ñu tëdd noonu la ñuy fanaanoo ba bër set yenn saa yi ñu am luñ jëndee ndekki yenn saa yi duñ ko am léegi bu kenn amee si ñun ñun ñëpp lay payer quoi donc ñun dañ créé woon foofu benn famille boo xamante ne dañ nekkoon foofu di jàng métier mais lu métti woon la lu tar xam nga mais ñu muñ ko tey mais dama si am fierté te rusuma ko taxaw di wax fenn loolu man sama fierté la. doomu da ngaa jóge si apprenti rek ñoo taxawal si atelier ñàkkul nga jaar ci ay atelier yoo xamante ne bi embauchement la woon naka la demee woon yomboon na wala yombul. waaw métti woon na torop parce que bi nga xamante ne jàng naa métier ba ñu ber ma ñun ber lañ koy waxee quoi ba ma jot samay diplôme xam nga dama dem si atelier yi di liggéey embauchement am na si atelier yu ma jaar yu bëri yoo xamante ne tey jii macha allah xam naa ñu ngi may seetaan dinañ xam ma liggéey fa li nga xamante ne moom laa liggéey ba am njëgu benn machine bekk boobu am naa benn vision boo xamante ne am na fu ma teg sama bët te xam naa ne lii embauchement mënu ma ko may il faut que ma taxawal sama label pour ma mun a egg foofu noonu ma teg sama bët. kon mën nañ jàpp ne kon yaa ngi tàmbale ak benn machine bi nga amoon yow nga gis tey sa jaar-jaar nga dëkk Wakaam nga gis jamono yi la passé li xawoon Wakaam ñoom ak waa Mbour nga dëkk Wakaam donc yow loolu ban xalaat nga si am jàngat bi nga am yow ci loolu noonu di jotoon a xew. su fekkee 10 personnes kese ñoo def loolu ñu ne ñu wax dëkk bi yëpp la kon yeneen 10 personnes mën nañ def lu nice ñu wax ne dëkk bi yëpp la xam nga li may wax donc nit moom fépp foo nekk na nga xam li nga war a def ak li nga warul def ak yow yaay kan xam nga man fi mu toll nii man dama am vision si Wakaam bu sori su ma sañoon Wakaam lépp baax mais duñ xam ne man maa ko def mu baax xam nga di masawu aussi waa Mbuur yi si li leen dal noonu ñu xamante ne fo la te fo moom ku nekk rek da ngay jógee seen kër nga tàggoo ne yaa ngi dem seetaan yi mais bu ñu xamoon ne loolu moo leen dal foofu xëy na du ñu dem ñële tam bu ñu xamoon ne bu ñu créer problème ak ñee lii moo si am tamit xam naa du am ndaxte ku nekk mu ngi koy rëccu mooy jéggalul rek képp koo xamante ne yaa ngi dëkk Wakaam di baalu rek ministre de la justice di leen xamal ne Wakaam ay nit yu bien ñoo fa dëkk Wakaam ay nit yu am xel ñoo fa dëkk ay nit yu baax yu am vision ci réew mi ñoom ñoo fa dëkk xam nga tey boo xoolee ñi nga xamante ne arrêté nañ leen du ma ne defuñu dara ndax ñoom ñoo demoon foofu noonu affaire bi am xam nga
mais rek nit amut lu dul jéggulul ay mbokkam di leen baalul daal man mi nga xamante ne yàlla teg na mu fi ma mun a wax maa ngi leen di baalul daal si loolu daal yàlla teggil leen ko ministre de la justice tamit teggil leen ko si nu mu gën a gaawee ndax ay borom njaboot ñu ngi fa ay borom doom yi ndaw ñu ngi fa nañ leen jàppale daal bu baax rek te xam ne rëccu moom fu mu toll nii moo si nekk rëccu rek. Jim ñu lay jaajëfal mel na ni yow sa kàddu yooyu nga yëkkati amaana nopp yi nga bëgg ñu dégg ko ñu ngi seetaan yàlla na toog ci seen nopp incha allah ñu bàyyi la nga soufflé tuuti ñu dugalaat Alioune Badara gannaaw ba nga tojee Ndar ba pare fan nga tojaat feneen foo toj. waaw tojuma Ndar sax nag waaye mën naa wax ni am nañu yaakaar ni yàlla gërëm nañu ak muy dégg yàlla gërëm nañu est-ce que xam nga boo jullee sëgg siggi xamoo ndax yàlla nangu na wala nanguwul xam nga loolu boo wooree xamoo ndax yàlla nangu na wala nanguwul da ngay woor rek jàpp si yàlla natt mburu koor noonu ak màkka la même chose yàlla nee na inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi mu ni yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman nee na man de ak samay malaaka ñu ngi julli si sayyiduna muhammad dool di sant na ñun ñi julli leen si moom xam lu muy ndurool nga ñëw fekk borom tool bi tàmbalee bay déglu ma bu baax de nga ñëw fekk borom tool bi tàmbalee bay mu am benn doom bu ñàkk fayda comme man day tëdd ba 10 heures ba 11 heures bu ñëwee 11 heures bu bayee papa ma ngaa bay su ko deful papa ma nga ca tool wa xam loolu mu ngi mel loolu suñu diggante ñun ak suñu borom ñun suñu jullee yàlla ma ngay julli ak malaakam suñu julliwul ñun nit yàlla ma ngay julli ak malaakam te nag ñun nit la si ñun ñoo ci gën a yéey ñooñu xamul tax yàlla mu ngi bind si Muhammad mim xaay mim del burul dara moom la ñu bindee laqad xalaqnal insaana fi ahsani taqwiim yàlla moo sàkk doomu aadama si bindin bi gën a rafete donc daal man li ma lay wax daal moom daal am naa yaakaar ni daal yàlla gërëm na ma te bu ma yàlla gërëmee nag su ma nit gërëmul lu muy jëriñ. Alioune Badara yow fu ñu toll nii nag maa bëgg a jaxase mbokk téléspectateur yi ñuy seetaan mais su ma la laajee foo toj damaa bëgg a xam rek à part Ndar ndax est-ce que da nga def yeneen région wala genre. waaw waaw dama laa bëggoon dóor tuuti rek. dóor nga ma waaw dama laa bëggoon dóor tuuti rek mais ñun dañuy nekk ay ndaw yu door a door Ndar moom xam nañ kan mooy Badara ñu koy sant yàlla bu baax a baax a baax mais dañuy dem Mauritanie dañuy dem Podor Dakar Thiès Kayar Mbour macha allah presque daal mën naa la wax daal man Badara li ma dese ma wër Sénégal barewul région yi ma dese pour ma wër Sénégal waaw dem gi def naa benn album ci lu yàggul dara loolu sax bokk na ci li ma gën a indi Dakar temps yi ñu def album bi génn ci benn son benn xasaayit def ko clip de passage may nuyu monsieur Guèye Mass waa Sen Cinéma ñu jàpp ci bu baax a baax a baax. balaa ngay àggal doguma la ñu àndandoog mbokk téléspectateurs yi dem seetaan clip vidéo boobu daal di ñëwaat ci plateau bi.
نبي المصطفى أكبر آيات مولانا وأعجبها محمد صاحب الآيات والمصطفى أكبر آيات مولانا وأعجبها محمد صاحب الآيات والنبي المصطفى وبعد أعجب آيات النبي القرآن أتانا به من ذي والمصطفى أكبر آيات مولانا وأعجبها محمد صاحب الآيات والغلام صلى عليه به في الآل سادتنا وصبه ضعف ما في اللوح والمصطفى أكبر آيات مولانا وأعجبها محمد صاحب الآيات والنبي المصطفى مسلما ضعف تسليمات من فرغ من الصلاة سلاما ينجل Alioune Badara ñoo gisandoo clip bi boo amee loo ci sànni lan la. clip bi ñu ngi ci jàng akbaru ayaati mawlaana wa ajabuha muhammadun saaxibul ayaati wal xikami ñun yonent bi moo ñu ñor yonent bi rek moom moo ñu ñor dañuy wax ku ñuy nax nañu nax ci Seydina Muhammad boo ñu naxee rek daañu am xam nga parce que dañuy nekk ay comme li ma la wax léegi rek dañu amee yonent bi cant xam nga tax ñu amee ko cant yàlla moo jël ci leeram sàkk si yonent bi bind si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pourtant mu mën a jëlaat ci leeram bind si lépp lu am ci àdduna pourquoi def ko daf ñu bëgg woon ni yonent bi mooy sangu nit ak lépp lu muy jëriñoo xam nga boo xoolee nit mooy lekk yàpp xar nit mooy yëg ci kaw bàyyi ma di ko dawal nit mooy def lu nekk mooy lépp loo xamante ne daal ci àdduna nit moo koy jëriñoo donc yàlla dafa jël ci leeram bind si Seydina Muhammad bindaat jëlaat si leeru Muhammad bind si lépp lu am ci àdduna boo demee si xulaam mi naa la naaral makaanata indallahi fil qidami min la bi nuurihi kawwanal mawla amakinahu min la ci leeru Seydina Muhammad la yàlla amale lépp lu am ci àdduna kon nag li ma la wax rek moom moo yeyoo cant Muhammad moo yeyoo cant parce que nag moom moo ñu goreel bi ma la waxoon sànq bi ni commencé même budul dara ñu ngi bind ñun nit yàlla mi ngi nit xam nga nit lu yàlla bind moo ci gënul ndax dafa am ñaari tànk di dox wala dafa am bopp wala comme dafay sol 3 pièces comme man wala mu teg greffage comme yow xam nga tax mu gën ñu parce que yàlla mi ngi ko bind si turu Muhammad te yàlla nag lu mu am si àdduna Muhammad moo ko gënal xam nga yàlla kawtifam bi gën a mag kan la kawtifu yàlla bi gën a mag kan la Muhammad la boo xoolee sunu mag yi ku ci mel ni Ghulam Rasoul ku ci mel ni sunu maam Ahmadou Bamba El Hadj Malick ku ci mel ni Boukounta Ndiassane ku ci mel ni Cheikh sunu maam Cheikh na Cheikh Sadou xam nga li nu am yëpp ñi ngi ko amee ci taggu Seydina Muhammad Ghulam Rasoul neen damay tàmbalee si Ghulam nee na mamduuxul Ghulaami maxduumul Ghulaami sayyidul Ghulaami nee na ko man aw ma ku may tagg ku dul yow delluwaat ni ko man aw ma ku may liggéeyal ku dul yow delluwaat ni ko man Ghulam amoo beneen sang bu dul yow Muhammad sunu maam Cheikh na Cheikh Sadou pourtant yonent bi maamam la mu woon na kat toog ni man kat yonent bi sama maam la damay toog ñu may ziar est-ce que xam nga lu tax mu am lu kenn amul parce que dafa jël sët bi mu nekk jël teg ko fële takk ndigili di liggéeyal Seydina Muhammad pourtant yonent bi bëri na ay sët koo ciy dégg Cheikh Saad bu nga ciy dégg parce que dafa jaayante sët bi jaayante ko ak liggéeyal Seydina Muhammad
macha allah gis nañ ni que xale nga mais macha allah xam-xam baa ngi fi moo tax jàng rek a wóor Alioune Badara ñu ngi lay jaajëfal xam naa ni daañu ñëwaat ci yow incha allah balaa ñuy terminer. Jim gis nañ ni que yaa ngi participer macha allah yow tamit si développement bu Sénégal yaa ngi jël ay nit ñuy liggéey ci sa atelier mën nañ xam ñaata employé la Jim am. ndax tey jii amul important ma lay wax ñaata nit laay liggéeyal pour man bëgg naa liggéeyal des milliers de personnes yoo xamante ne dama leen di liggéeyal parce que man nee naa la chaque jour sama commencement la donc nañ jàpp si ñoom aussi nañ participer si ñun ñi nga xamante ne dañuy participer si développement du Sénégal. demoon nañu jël témoignage ci sa ay proches mën nañu xam la mooy sa vision. en tant que man doomu Sénégal di couturier comme ni ngeen koy waxee di yëngu ci stylisme bi ma fexe ba ci li may yëngu man nga xamante ne ci loolu laa xarañ ci loolu laa xam ma fexe ba yëkkati ko foo xamante ne day daj àdduna bi yëpp. Jim bi ñu demee ci atelier gis nañu ngay def ay prêt-à-porter yooyu mën nañu xam ndax dafa nekkoon ay yëre jàmbur wala est-ce que loolu noonu ci collection Jim la bokk ba nga xamante ni bii tey ku nekk Europe yàkkamti am xew mën na la yónnee gaaw xaalis nga jël yëre bi envoyé ko wala bu fekkee nit tey dafa am doom war a ngénte ku ne xam na ni ngénte dara xaju fa. que dañuy sóoraale loolu yëpp xam nga boo nekkee si dara di si liggéey rek da ngay xam poche yëpp am nañ ay tenues yoo xamante ne genre ay prêt-à-porter la. xam nga diggante ngénte une semaine doo si mën a ñëw ñawlu et tout ça donc pareel nañ la sa yére si taille yëpp boo xam te ne da ngay ñëw jënd dem tu vois bu laajee ay retouche ñu defal la vite fait am nañ ay yeneen yére yi ngay gis foofu ay commande jàmbur la tamit yoo xam te ne dañoo commandé moo xam nga nekk extérieur moo xam foo mën a nekk mën nañ la ñawal nga jot sa ñaw si nu mu gën a rafetee nu mu gën a sellee. est-ce que xam nga yow boo nekkoon Europe tey ku am xaalis nga doon. waaw bëri na ñu koy wax ndaxte loolu moom am na fa dox na fa quoi parce que mais d'abord ñu ngi Sénégal te suñu Sénégal bi ñun daf ñu ñor boo xamante ne duñ dem fenn te fii mëtul il faut ñu mëtal li ñu war a mëtal fii yëpp pour mun a. balaa xam nu ñu koy waxee booy bale da ngay génn bale mu génn quoi. donc waa régie ñu may def signe li des ci temps bi taxu koo bari ñu dem xooli témoignage yi demoon nañu gis nañu sa secrétaire ki nga xamante ni moom ngay liggéeyandool am na ay kàddu yu mu wax ci yow ñu seetaan ko ñëwaat. waaw vraiment Jim sama mag la en même temps sama boss la aussi vraiment jàmbaar la loolu la non vraiment jàmbaar la. jàmbaar dëgg la su may wax sax day niroog damay faru wàllu dara mais tàng na nag liggéeykat la dafa tàng vraiment mën na xëy suba xam nga tàngal gars yi accéléré mooy loolu mais loolu yëpp pour juste clientèle bi la parce que mënoo lekk xaalisu nit ki ba pare aussi xam nga doo ko liggéeyal li mu bëgg te di ñi léegi dañ xam ñaw waaw loolu dafay jouer xam naa looloo tax mais alalam du ko boole kenn di wax daal tailleur yi ñu gën a góorgóorlu parce que lii métier noble la aussi xam nga ku nekk mën nga ci suturaal sa famille suturaal ci ñëpp. gis nañu Aïssatou moo nekk sa secrétaire donc li ñu dese ci temps bariwul boo ko mënee tënk rek wax ci ñaari baat. organisation boo organiser sa yëf rek te nit ki yow tam ci sa bopp nga nekk ku organiser sa bopp yow ci sa bopp balaa ngay organiser dara keneen ku ko gis danaan kii dafa jàmbaare fekk du dara du organisation rek xam nga te yaakaar naa ne buñ demee ba ci kanam tuuti di ngeen gis yu bëree bëri ci Jim Création incha allah. macha allah loolu am na solo am na tamit beneen témoignage bu des témoignage boobu noonu ñun ñi ko doon def sax dañ cee jàng jour boobu noonu muy sa benn pas en fait sa kilifa lañ ko mën a wax ñu seetaan ko ñëwaat. wax ci Jim dama ci sawar premièrement loo wax noonu ma jël sama kër mettre ko à sa disposition xam ngeen Sénégal
bare nay jeune dëgg ngeen Barsax xaw ma naka niñ koy waxee Barsax boo gisee jeune sénégalais am initiative tijji entreprise ñu war ko jàppale donc boobu raison moo ma animé oo ko bu ma ko gisee lu muy def woon ko ne am nga possibilité jóge ci cadre élémentaire de couture professionnaliser ko nga xam ne da ngay am say tailleur am beneen concept de travail mu doon une entreprise. donc kon mu mel ni kon ñun tey juumuñu ci tànn bi ñu ko tànn. j'avoue que loolu moo mën a def la promotion des jeunes la promotion des emplois la promotion de l'artisanat parce que nit ki waroo toog yaakaar ne rek dañ la war a jox pour nga tekki moi je crois que mérite fan la commencé mooy ku nga xam ne amul dara d'ailleurs xamul dara mu décider damay jàngi pour mën a xam dara bu ma jàngee ba xam ma ne naa xalaat nu ma taxawee pour taxawal dara bu may taxawal nag man ma am ci sama waa réew am ci c'est moi qui vous remercie di leen wax parce que peut-être que ñun ñi ngi ci suñ crépuscule carrière man retraité na mais di wax ñoom jéem que li ma ko waxoon ba léegi ci lay dellu si eggagul de xaajalagul sax ci première marche la toll bëpp jeune nag bu koy dëgg nañ xam ne booy commencé tant que yaa ngi ci 30-40 ans da ngay soog a démarrer sa vie active waaw na doon point 1 ku war a dem point 10 chaque jour saa yoo yeewoo war nga xalaat foo toll nan la war a yokkoo. Jim ñoo gisandoo élément bi muy sa bailleur benn kilifa looy wax ci kàddu yooyu noonu mu sànni. kàddu yi mu wax moom loolu yëpp ci moom la nekk ni mu koy waxee noonu moom noonu la mel ndax nit ki melul comme ni muy wax nit ki comme ni muy jëfee la mel waaye moom li muy wax noonu da ko jëfee ndaxte damay wax Sénégal bu ñëpp meloon comme kooku xam nga lu bëri dina changer quoi mooy li ma doon la wax sànq rek tout à l'heure ñun soxlawuñ ku ñu dimbale ak xaalis dañ soxla rek ku ñu defal ku ñu ibbil ay buntu yoo xamante ne mun nañ si la ñuy dox rek jàll dem xam nga ba pare moom li mu wax noonu dafa di lu am solo képp ku ko déglu tey kontaan nga te jàngat nga si lu bëri te su fekkante ne da nga doon def loolu di nga ko gën a yokk kon lii rek moo am solo sa meilleur ami sa xarit Djiby ñu déglu témoignage Djiby daal di ñëwaat. waaw donc maa ngi fàttaliku benn jour ñuy dem piste ba yàgg na trop temps xale ñëpp piste ba lañ jëm donc di witi ay sidéem yu demee noonu mais waa ASECNA dañuy tere ku dugg ci aéroport bi ndax sécurité avion yeeg yu demee noonu donc li ñuy naan auto jaune gis ñu auto jaune mooy auto bi nga xam ne mooy gérer sécurité bi ci biir aéroport bi bu avion yi di décoller donc ñoom ñooy tere riverains yi xale yi di dugg ci aéroport bi et tout bu mu ñu gisee dañu ne woon auto jaune bu la jàppee dañ lay peinture ba nga jaune quoi yóbbu la aéroport donc may fàttaliku vraiment mu doon jour bu doy waar ñu daw ci metti dëj ji jam ñu fu ne dëgg yàlla mettoon na trop mais finalement mujjee nañ am suñu siddem ba génn loolu yëpp muy wane témérité rek am na fit te du reculer ci dara daal. Djiby nee na da ngaa bëgg lekk nee na mooy loolu la ñoo gisandoo. waa Djiby sama xarit bu yàgg la vraiment li muy wax noonu sax am na xam naa dafa bañ a wax yëpp quoi. yaa ko jël ci suuf wax naa ko nee naa ko yaa ko jël ci pet man comprendre naa ko. mu doon nit koo xamante ne vraiment dañ dund lu bëree te bu gorewul woon du dund loolu ak man wala man tamit aussi su fekkoon dama nekk beneen façon nit
du ma dund ak moom loolu donc man rafetlu naa bu baax si li mu témoigné tey ndaxte xëy na moom bu fi nekkul woon pour xarit bu ma témoigné xam naa du yomb donc maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal moom tamit di nuyu de passage sa femme Fatima ak bébé bi ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax a baax. Jim ma gëstuwaat ci Alioune Badara ñu agsi si cappaandaw émission bi loo ñuy tàggoo tey. waaw soxna Amina di la jaajëfal yéen ñi nga xam ni yéen ñu invité te am na ñeneen ñoo xam ni ñooñu mën ñooñu raw ci li ñuy def ngeen gis ñu ba invité ñu seetaan ngeen clip bi gis ngeen liggéey bi dañ ci def liggéey bu am solo yow animatrice nga xam nga lan mooy tournage kenn du la wax lu mu méttee damay dem man ba damay bëgg bàyyi ñu ne ma noonu donc wan nañ ne ñoom juguñu pour liggéey pour xaalis kese mais dañuy jug aussi pour def qualité di nuyu aussi sama maam xam naa sama maam laay mënu wax sax pour ñu bëree mën ko comprendre mais sama tante la ñu koy wax Maye Fall nekk ba Ndar moo ma yar kooku su ma jugee fii te santuma ko damay bañ dem ñu dóor ma ku ci mel ni Abdou Aziz Fall sama mag Ahmed Diagne waa kër ga yëpp daal waaw ku lim juum ñëpp maa ngi leen di ziar mais nag mention spéciale à Ndeye Maguette Diagne kooku sama mag la des fois damay gis sama téléphone war yi damay tiit damay gis dafa may xaalis bu bëri damay tiit di ziar ñëpp di gërëm ñëpp yéen aussi amuñu seen fay di wax aussi Dakar su ma ñëwee fii maa ngi ak sama benn sœur boo xam ku ñuy wax Aïda Sarr di ko gërëm moom it bëggul ma dem fenn dafa bëgg ma toog si wetam bëggul ma dem fenn di ko gërëm moom ak jëkkëram ak doomam Xulaam sama turandoo sëriñ maa ngi ñaanal ñëpp jàmm yàlla def jàmm yàlla def xewal ci dëkk bi lépp daal lu nit di sàkku ci àdduna bi ci lu baax yàlla def bi jaay Seydina sallallahu alayhi wa sallam sant yàlla gërëm yàlla. alhamdulilah Alioune Badara mu mel ni li duuf si nag bi yëpp xaju si cin bi donc xam nañ ne fu ñu toll nii ñi nga bëgg a gërëm bari nañu c'est normal parce que yaa ngi door am ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo jàpp ci sa carrière mais koo lim ak koo limul yëpp buñ la seetaanee dinañu xam ne tey am nga tey foo ak si kontaan nañ ci yow baax a baax ñun nag ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di rafetlu aussi tamit sa teewaay tamit ci plateau bi di la jaajëfal bu bare yéen tey xam nga chaque jour yéen a ngi côtoyé jigéen ñi xam nga rek xale jigéen ñi fi mu ñëw macha allah donc moo tax ma yaakaar ne fi mu toll tey yaa ngi war a nekk si ñaar wala ñett. non Jim waxuma da nga ci doon topp dama ni soxna laa wax soxna Jim ñaata soxna la am man loolu laa wax naa bàyyi téléspectateur yi commentaire seen bopp looy tàggatoo Jim. képp koo xamante ne jàpp nga si Jim di ko ñaanal maa ngi gën a sàkku say ñaan te xam ne. nga xam ne Jim day soog a tàmbali rek xam nga te yoon bi dafa gudd trop te xaajaguñ bay départ sax di sàkku rek ay ñaan bu baax a baax di remercier nag sama entourage bi ñi nga xamante ne ñoo may conseiller ñooñu maa ngi leen di déglu chaque fois bu baax a baax di nuyu Wakam surtout di nuyu fi nga xamante ne foofu lañ nekk te xam nga ne période bi ñu nekk nii. dafay métti par rapport ak liggéey bi ak ñi di nelaw ak liggéey guddi beeg yooyu dérangement yeeg yooyu noonu daal maa ngi siy jégalu di leen masawu bu baax a baax ñoom muñal bi ñu ma koy muñal sax moom dafa neex ndaxte duñ la ko wan si seen kanam du feeñ fenn si ñoom boo waxee ñu la c'est normal xam nga te ñooñu noonu ay dëkkandoo lañ ñun amuñu lenn lu nekkul ñoom xam nga de passage kon te ñu ngi leen di nuyu. man moom duma faral di wax tur ndaxte boo waxee rek da ngay juum wala nga tudd koo xamante ne da nga ko waroon tuddoo ko mais ñi may waxal te nga xamante ne xam nañ ma bu baax daal Jim mi ngi nuyu entourage am ñëpp. Jim ñun ñoo lay remercier vraiment di la remercier bu baax a baax ci sa disponibilité parce que c'était pas évident période tabaski lañu nekk ku nekk xam na ne tabaski bu tollee fii stylistes yi tailleur yeeg yooyu dootuñu am jot donc ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci sa disponibilité. équipe bi nga xamante ni bii ñoom laa àndaloon tey Pape Moussa nekk ci caméraman bi
Guèye Massamba nekk ci réalisation bi may gërëm Amsatou résidence Mame Ndiare maa ngi koy gërëm bu baax jàpp na si liggéey bi di gërëm ñëpp ñi nga xamante ne bi suñu beneen caméraman bi maa ngi koy gërëm moom tamit di ko sant bu baax liggéey bi rafet na bay gërëm ñëpp ñi jàppoon ci liggéey bi ba mu yemb c'est pas évident ñu ngi jégalu bu baax a baax bu fekkee am na ay rëcc-rëcc yu ñu ci def ñu ngi koy jégalu lu baree bare mbokku téléspectateurs yi lii lañ leen indiloon tey ci émission Challenger di leen jox dig daje incha allah balaa yàgg dara. man yéemu naa ci Challenger